dégg ngay wax ci suuf noonu te xam naa taxawoo kas moo dama lay nuyu jaxtalaat gars yi lay déglu. jërëjëf maa ngi xaar suba am na. waaw yow moom wax dëgg yàlla sama jaxbaat bu baax nga. suba am na de. sama jaxbaat bu baax nga. Pape Matar ma nuyu la nuyu ñi ñuy feggool ñëpp nuyu Mame Birame xam naa ne tey non c'est la deuxième fois ma bokk ak Mame Birame keppaar gi. waa ngeen di bokk na chaque fois. waa ngeen di bokk chaque fois. di nuyu Diène Rahim Cheikh Tidiane Ndiaye DJ yu doomu ndey sama seexu Màkka. ak ñi safoo leexu jamono wal fajr yëpp ñu leen di nuyu. jërëjëf Mame Birame wàcc. waaw Pape Matar. naka mu. ça va ça va. naka waa Diourbel. waa Diourbel waaw ñu ngi fa ñu ngi si jàmm. seen maire bu bees bi mi ngi liggéey wala amagoo ci ay écho. non bàyyil ma bañ a commenter rek. ah kon de liggéeyu. ko bàyyil ma bañ a commenter rek. ndig lay nuyu Mame Birame. maa ngi lay fay bu baax di nuyu Awa Diop Ndiaye ak les grands techniciens qui sont là ak DJ di nuyu surtout sénégalais yi ñuy déglu heure bi. Awa Diop tey dama lu mu tudd aéroport Léopold Sédar Senghor. non xam nga dañu ne 12h ñu jékki-jékki changé waat heure bi léegi dégg naa ñu ne 19h. waaw 14h nañu waxoon mais dañuy amoon problème mu lu mu tudd autorisation pour survoler benn espace aérien mais léegi 19h nañ ko mais man sànq loolu laa doon wax rédaction. gis nga voyager en Afrique. moo gën a métti que voyager en Europe. waaw c'est vrai. mais lu tax loolu. est-ce que du ñàkk farataal bu ñu ñàkk farataal. ah je sais pas mais voyager en Afrique soo xoolee moo gën a métti pour nga jóge fii dem par exemple ay Afrique du Sud jóge fii dem ay Côte d'Ivoire ay Soudan ak yooyu on te fait faire le tour bu fekkee ne voyager en Europe des fois le plus souvent nga am vol direct en Afrique. c'est très 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 rare. à qui la faute. ah loolu mooy sama jaaxal aviation civile la wala parce que on nous parle tout le temps d'espace. balaa ngay survoler ko il faut autorisation il faut ceci il faut cela. est-ce que ñun on est l'Africain est informel ba nga xamante ne c'est préalable là duñ ko jël wala déet man c'est ça mon problème sans que loolu laa doon wax parce que on a eu beaucoup de reports par rapport à l'arrivée du khalife. te yooyu yëpp c'est des problèmes qu'on te dit tout le temps amagul autorisation lii fii la war a atterrir ak. yooyu yëpp c'est des problèmes. Mame Birame wàcc bu suñu diplomate yi amee beneen image bu ñuy wan ci monde bi mi ngi mel ne suñu xalif wala suñu autorité religieuse yi am nañu image bu positive boo xamante ni ñu ngi koy wan sénégalais wala ñu ngi koy wan waa adduna bi. waaw te loolu yaakaar naa ne c'est pas une première xam nga Sénégal moom ce n'est pas par hasard ñu leen di woowee les régulateurs sociaux. parce que quelque part même budul ñii sax. ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fondé ces confréries là pour la plupart ay bañkat lañu woon. donc teg fi ay jéego yoo xamante ne ni ñun sax mun nañu wax ne si loolu la ñuy profité. absolument parce que bu amee lenn loo xamante ni Sénégal gu touristique yi mën nga koo tiitaroo. xëy na peut-être loolu la d'autant que ñoom ñu xam loolu de sorte que. pratiquement ñi nga xamante ni ñoom la ñu waroon a gën a tiitaroo pratiquement xamuñu leen. dëgg la liñ ci jot a xam mooy li ñuy expliquer nii rek te le meilleur moyen pour ñu xamoon ko mooy ñu jàngale leen ci école yi. mais bien sûr. leur histoire nu mu tuddati leurs enseignements leurs écrits et tout ça mais malheureusement on a vu que c'est le contraire léegi nag buñ toogee ba tey si jamono juñ toll nekk adduna bi nu mu jaxasoo ñu ne kenn ci surtout ñooñu wala kenn ci kii yu ñooñu. am na jéego bu mu dox fii en Afrique. dañ naan c'est très bien mais du lu ñuy bett. parce que nag tamit xëy na Sénégal fii lañ leen joxul cër bu nga xamante ni moom la ñu yayool. souvent bu ñu leen mettre en avant c'est pour des questions politico-politiciennes mais dama jàpp ne quel que soit le litige bi nga xamante ni mun na am ci dëkk bi bu ñu leen mettre en avant xëy na du mujjee ci mbedd mi. te tey boo dégloo li nit ñi di gën a wax sax. mooy ak fi dëkk bi toll nii ñu ngi leen di woo pour ñu intervenir. absolument ñuy wax loolu. jàpp nañu ne bu ñu demee ba wax ci véritablement tension yi dina wàññeeku défiance bi dina gën a wàññeeku te wane nañ ko mois de mars bi passé. am na fu dëkk bi tolloon foo xamante ni yaakaar naa ne bu ñooñu intervenir wul woon. la bay ñaaw Awa Diop balaa ngay wax ci loolu ñu ngi nuyu ñuy seetaan ci page YouTube bi ku ci mel ni Bouna Ndiaye nee na Pape Makhtar je suis un vrai fan
de grande gueule Bouna Ndiaye depuis Italie, j'adore la constante Awa Diop Ndiaye, lisez mon SMS. Lire nañ sa SMS bu baax a baax bëri na ci Souley Ndaw aussi la pertinente Awa. Xam nga awat nag gars yi dañ laa bëgg wax dëgg yàlla donc waroo di fi manqué daal yow ak Mame Birame wàcc Mame Birame aussi ani lunette yi waaw gars yi tamit ako ñoo mën a toog waaw alors lunette yi non mais temps yi lunette Marème Faye Sall lay wër su ma ko amee rek takkaat lunette yii yooyu doog gaaw a sol dégg nga yooyu du lunette baadoo la de damay dem ci Farba rek mu alma ci li mu denc nee nañ montre bi de moo gën a cher sunu micro yi yëpp waaw 11 millions Rolex baa jël na studio waaw dëkk bi de foofu la toog Aw Diop tey jii xalif général des Niassène gis nga jéego bi nga xamante ne def na ko ci Afrique tey jii mu ngi mel ne xar kanam Sénégal gën na yàññ mais luy problème bi tey moo ni ko Mame Birame waxee tey bu ñu amee loolu yëpp bu ñu ko amee ci xalif général des Mourides am ko ci xalif général des Tidiane loolu tey jii nekk loo xamante ni waroon na mën a fexe ba Sénégal am benn plus-value benn surplus mais malheureusement dafa mel ni dañ koy négliger ici au Sénégal mais véritablement et puis lu ma ci gën a métti sax nga baal ma mooy duñ leen consulter sax ci mbirum politique dañu mel ni dañ leen teg ci benn coin rek màggal ak gàmmu kese nañuy wax ci waxu suñu xalif général yi wala suñu xalif général li ñu leen di doyee mooy xaalalaaw xaala rasulilaay rek fa la yem te xaalalaaw xaala rasulilaay li mu ëmb yëpp mooy société daf cee bokk wàllu politique daf cee bokk loolu mooy àdduna te àdduna comme li ma ko waxee bu ci nekk ay pàcc la kon ñoom am nañu sañ-sañ wax ci lépp mais nag bu ñu fàtte ne président bi fi nekk tey ji bi mu ñëwee moo leen taxé woon de citoyen ordinaire waaw li xalif général de Niassène def de yaakaar naa citoyen ordinaire mënu koo def waaw extraordinaire moo ko xam nga nag soo xeebee li nga am bay wàlliyaan si chaque jour tu vas te brûler les ailes loolu moo ñu dal tey ñu ngi wax wàllu société civile ñi déclaré wu société civile ñëpp pour man société civile mooy ñii ndax ñoom xooluñu parloo te xam nga li neex ci këru diine yëpp mooy dañu dajale sensibilité yëpp te nanguwuñoo fës ne faral naa kii ne maa faral opposition kii ne maa faral pouvoir wala maa faral lii képp koo gis mu am taxawaay boobu jàppal ne du kilifa diine kilifa àdduna la ndax kilifa diine da ngay dajale ay taalibe yoo xam te ne sensibilité bu nekk la ñuy jugee kon foofu waroo fa amee parparloo waroo koo fësal même bu fekkee ne si sa aqulay taala am nga koo faral ndax nit nag du ñàkk ku mu faral waaye warula fës wax ji daa am borom ndax ñi nga njaboote li ngay wax daa am borom non fii ku nekk du question kenn ngay ciblé mais ku nekk ci sëriñ si ñu gis léegi mën nga koo jël def ko muy sa ngànnaay parce que ñu ci bëri ci ñoom léegi dañoo ami parparloo tey yaay gis ñoo xamante ne ay sëriñ lañu di woyoo ci tarixa sàngam di woyoo ci famille sàngam ba pare rangoo ab couleur politique dem taxaw di ko défendre léegi ban moment la taalibe bi mën a dissocier sama sëriñ ki nga xamante ne daf may won yoon ba jëm ca yàlla ak ki nga xamante ne tey moo féete ci langue politique bi xam nga doo ko mën a dissocier kon ku nekk war ngaa xam cër bi la suñu borom cërale nga nangu ko ndax tey li Cheikh Mahi def kenn du ne accam waaw góor ngay wax ba pare naan nit ñi roy leen ci moom di ko bàkkoo ndax ku gàddu bâton de pèlerin dem zone bu sensible combien de temps yoo xamante ne ay jàmmaarloo ci dëkk boobu nga gàddu sa bâton de pèlerin dem jubóole leen ñu wéer ngànnaay yi delluwaat saafonte ngir tabaxaat seenub ëllëg tabaxaat seenub réew te ñun pourtant suñu réew bi boobu mi ngi boy de mais soxlawuñ ko gisuñu njëriñam ñoom dañu yaakaar ne suñuy kilifa nguur ñoom li ñu séq ak ñi nga xam te ne ñooy way diine événement religieux jot ñu dem jël gafaka gi jox leen gis nañ fi ministère de l'intérieur bi amoon na ab saako xaalis gu mu gàddu woon dem kër sëriñ bi di yegar gi gàddu teg ko defe ne loolu ngóora la moom ministre de l'intérieur bi Antoine Diome loolu ndam la ñun suñuy kilifa loolu lañ jàppe dañ defe ne xaalis mooy jënd kilifa yooyu waaye kilifa bu nangu xaalis jënd la ma xam te ne yow amoo woon njëkk ndax nit amul njëkk wala sa kilifteef des na wala fii ay kine xoolal 90% ay kine fàng lañu kilifa yi ñi ngi seen ruq mën a kan toog tey mun naa joxe exemple ku mel ni sëñ Cheikh mu sëñ Saliou kooku ñi xamoon ne mooy taawu sëñ Saliou bariwul ndax dëddu àdduna dëddu lu bari moom mbirum diine yoon bi sëriñ bi tracé ca la nekk ca lay liggéey ak ñeneen niñ ko mënee citer exemple mais man tey nanguwuma
benn coloration politique ab sëriñ di ko xam bu ko amee rek mooy xamul li nga xamante ne mooy gëddam xamul li nga xamante ne mooy dayoom. ci loolu laay continuer Mame Birame Wathie ak déclaration bi nga xamante ni Macky Faye def na ko fii tey jii boo gisee wala boo déggee li nga xamante ni Awa Diop Ndiaye mi ngi koy wax est-ce que du gën a rendre en tout cas inconcevable ces genres de déclaration. waaw tout à fait xam nga Macky Faye moom je pense que kilifa la. bu mag sax. mais wax ji mu wax noonu dafa wàcc cëram boobu te loolu da ko warul d'autant que lu mu yor lu ci gën a bëri. loo xamante ne nii ñun ñëpp ñoo ko bokk la ñu bàddil ko jox ko xaw ma ndax xam nga bu baax li may wax ou pas. lan la yor. ay milliards yu bëri yu mu dajale. Abdoulaye Wade moo jël ay terrain fii jaay ko loo xamante ni ak may la. Mame Birame li ngay wax am na solo de. mu dem jëlaat terre yooyu jaay ko xaalis bu dul jeex. Macky Faye patrimoine am mi ngi ko am. ci largesse su Abdoulaye Wade lu ci bëri mi ngi ko am ci largesse su Abdoulaye Wade. très bien Maman Cheikh Amar mais loolu def na fii coow lu rëy. ñu jël ko wanteer ko ay mètre carré lu yomb mu dem jaayee ko ay 100 fois plus. non mooy fan mooy côté cité Macky Faye bi fële ca Wakaam. mooy côté Mamel yi. Maman Cheikh Amar lañ ko séddale woon di. ma ngoog donc bu nekkee yow loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu bàddil la ci lu bëri jox la donc yaakaar naa ne soo ko téye tiitër waru la di wane ne it nu mu tuddati yaa man waru la parce que quelque part mën nañu wax ne boo joxee ñun ñëpp joxaaleel nga ñu parce que lu ñu yoroon bokk ñun ñëpp la ñu fokkati jox la ko donc bu nekkee ne nag ñëw am na taxawaay boobu xam nga Sénégal moom man moo tax côté boobu du ma si un peu d'accord ak Awa xam nga ñun un peu piège bu ñu dugal ci boppu sëriñ yi mooy que vous n'avez absolument rien à voir ak la politique ak na dëkk bi di doxee yéen daal toog leen rek di def seeni gàmmu di def seeni màggal ñuy tibb xaalis di leen di indil mais dëkk bi nu muy doxee yeneen ak yeneen yéen waru leen a soxal. non Mame Birame comme déggoo ma àlantam. lan laa wax Pa Mata dama ne ko. ñun Sénégal ñun ñoo leen joxul cër bi ñu warloo ne ñoom lépp la ñu dajale. mooy wàllu politique mun nañ ci wax wàllu société mun nañ ci wax mais li may bañ mooy coloration bi. ok. parler de la politique moom am nañ sañ-sañ ndax dama ne ñoom ñooy njëkk première société civile. non ñoom waruñu ñoom ñooy soubassement kii bi mais sëriñ boo xamante ne tey Mame Birame mi ngi war ne maa ngi far bërëb sàngam te yow nga am taalibe boo xamante ne divers horizons lañ jógee ñëw ku ci nekk waroo xam fa mu bokk ko léegi taalibe bi naka lay dissocier sëñ bi ak casquette parti bi mu bokk xam nga loolu itam waaw wax dëgg neex yàlla dafa neexula wax daal non d'accord naa ak yow sax xam nga lépp li nga xamante ne nii mooy war a nekk le dénominateur commun de leur engagement mooy faire de sorte que la grande masse génn ci ndóol bi génn ci sous-développement bi loolu moo war a nekk maanaam seen action parce que xam nga lu tax un peu ma xaw a am problème par rapport ak li ñuy ne waa ñi nekk ci kër diine yi seen yoon nekkul ci politique bi mais parce que sunu modèle moo nekk modèle occidental mais tey civilisation bi nga xamante ne nii à un moment donné moo dominé le monde mais c'était la civilisation islamique Mohammed sallallahu taala alayhi wa sallam il a fondé un état absolument état boo xamante ne nii des siècles et des siècles après existé na xanaa xamoo nu mu tuddati dynastie des Omeyyades à un moment donné moom moo dem conquérir Espagne def foofu ay siècles pratiquement boo gisee sax les Espagnols là dañuy am un peu trait arabe colonisation bu yàgg boobu moo ko def mais tey ñun dañu dem jàpp ne ak mooy li ñuy wax rek la république maçonnique maanaam ñu ne diine gi yéen toogee leen ne le ñun on parle de république bu nga xamante ne nii comment dire ñi nga xamante ne du fait religieux très bien seen yoon nekkul ci nu muy doxee te loolu bu ñu ko defee mais erreur day am parce que ñi nga xamante ne nii république kese moo leen intéressé les valeurs et les autres les nu mu tuddati valeurs yeeg coutumes yeeg yooyu seen yoon nekku ci lu ñuy jéem a def rek mooy copier une république boo xamante ni ce sera à l'image nu mu tuddati
de l'Occident. tegal ñu constitution boo xamante ni France la ñu ko bindee tegal ñu des nu mu turati une façon de vivre boo xamante ni c'est à l'occidental. Alors que nu mu turati suñu nee les hommes religieux ñoom am nañu ay valeurs am nañu yenn benn culture bu nga xamante ne nii mais homme politique yi li ñuy def nii di détourner de l'argent un peu partout nga yaakaar ne kilifa diine gu ko mat laa wax de mais munu cee dugg impossible kilifa diine googu bu demoon ba nga xamante ne nii jàpp na ne war na teg projet mais du teg projet boo xamante ne nii bu pour neexal tubaab yi la wala muy lor seen askan. très bien léegi ñoom bu ñu demee ba à un moment donné ñu ne la chose politique xëy na ñoom mu engagé wu leen mënuñu dugg ci benn parti politique. mais dans ce cas précis li nit ñi di xaar si ñoom mooy que ñi nga xamante ni bàyyil nañ leen réew mi ñu ne ñoom ñoo am possibilité gouverner ko ñooñu bu ñu wàccee yoon bi mais ñoom ñu taxaw ne leen déet yoon bi nii la. yoon bi nii la parce que Serigne Touba bu nekkoon affaire nu mu tuddati diine rek moo ko soxal mënoon na discuter ak tubaab yi am benn lopin de terre am toog di jàngal ay taalibeem mais c'est parce que dëkk bi nu muy doxee moo ko soxaloon jàpp ne colonisation bu yegsee day noot askan wi fi nekk mais loolu c'est totalement politique mais bien sûr c'est que ñun Sénégal fii ni ñu vendre politique. très bien moo tax mooy la modèle moo tax modèle bi du doon loo xamante ne chaque jour soo ko yëkkatee benn terme péjoratif lay renvoyer. très bien. Aji Awa Diop li ma laajoon Mame Birame Wathie rek laa lay laaj bu ñu déggee li ngeen fi wax yëpp est-ce que di nga comprendre déclaration bi nga xamante ni Macky Faye def na ko te Macky Faye du n'importe qui kilifa la bu mag ci déjà tarixa bi mu bokk di murit mais aussi kilifa la bu mag ci Sénégal est-ce que tey moom war na mën a jël yenn position publique ba bëgg ko partager loo ay nit. déedéet du lu war. man jàpp ma ne defe naa ne c'est une déclaration vraiment malencontreuse quoi xëy na loo xamante ne rëcc na ko wala. bi pas il s'est entouré de gens yoo xamante ne ñëw nañ ko ne ko jàppale ñu waxal ñu lii. man foofu laa ko gën a féete parce que boobu ba léegi Mbàkke kenn mësu ko dégg ci yenn déclaration yi. pourquoi une première tey ñu dégg ko mu def déclaration bi ndax bu ñu fàttaliku ne am na benn moment boo xamante ne bi ñuy doog a ibbi Massalikul Jinaan ba Ousmane Sonko mi demoon seeti ko. toog na ak Ousmane Sonko tagg ko waxal ko ay baax ba yenn yi sax mu ne je retiens ndax Sénégal dafa naqari waxee. kon bii pa xanaa Sénégal dafa neex a waxee moo tax mu wax. est-ce que foofu tribune la woon. yaakaar naa ne ku Xaadimal Moustapha teral dem tey ba nga nekk représentant moom fii ci Ndakaaru kooku defe naa ne soo xeebee kilifteef googu ñu la jox loolu teraanga mënu koo weesu de teraanga mënu koo weesu defe naa ne ak way politique wala mindeef rek ci laalaw doomu aadama teraanga bu mu la mënti defal alal gu mu la mënti jox billaahi cër boobu ko gën a rëy man loolu laa yaakaar te yaakaar naa ne nag waruñu toll c'est que nag dëkk bi tamit li ci metti mooy dañu am ay ñoo xamante ne ay bandi lañu dañuy yore sa benn dossier rek def ko benn ndëgg sërëx ci yow waxal mbaa ma wili pande waxal mbaa lii dal ci sa kaw xam nga góor nga dem ba def ko noonu itam pamataar lu nekk mi ngi ci est-ce que wax na ak teeyu bakkanam est-ce que amul benn épée de Damoclès bu ñu tegoon ci kawam yooyu yëpp c'est des interrogations yoo xamante ne mën nañ ko laaj xam naa ne lii mu def bi mu duggaatee ci biir ruq mën a kanam gis semaine bi ni ko réseaux sociaux yi amalee ni ko xale yi tongalee même les vrais talibés murit même certains mbàkke ñaawlu loolu dina toogaat xool ne man kat def naa no sense ndax li ma yàlla tere te déclaration bi dafa dem ba dafa muur sax jëf ju rëy ji nga xamante ne def na ko te ñëpp doon ko rafetlu wallaahi muy 1 milliard yi nga xamante ne joxe na ko àddiya ci fraction de seconde lii ñëw fule ko lu la Xaadimal Moustapha terale kon mën nañ ko jàppee cat la rek peut-être waaye yomb na torop ne cat la de yomb na torop daal pamataar